ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci situation bi nekk di xew des médias bu ñuy wax nag des médias dañ naan des médias entreprise sénégalaise la personne de Bougane importe peu ndax doomi aadama di nga samp benn mbir yaa ko moom investir ci mais dès lors kay téeméeri sénégalais di ci daan seen doole sénégalais yooyu noonu ku ci nekk di liggéey di fayeku di yóbbu sa kër yor ci njaboot. maanaam këru liggéeyukaay yi ëmb des médias moo xam Sen TV Zik FM ak Tribune dafay dundal lu ëpp 700 doomi aadama kun lii dafa dépassé jëmmi Bougane mbiru Sénégal la ak survie wu centaine d'emplois yoo xam ni bu ñu moywul dañ leen sacrifié te noppi ci complicité la. dégg ngeen ni compte des médias yi dañ ko bloqué ndax nee nañ mbiru impôt yi ñu fayul foofu dañ fa taxaw leeral ndax Sénégal tamit da ngay wax ñu naan ñu nañu doxal yoon sàmmonteeg administration. te malheureusement du ñu ñaawlu ñi nga xam ne ñoom dañ dul sax fay impôt comme ni mu waree bañ leen di defar redressement fiscal foofu dañ fi indi leeral yu am solo ci naka la ñu jaxase xelu ñenn ñi ci mbir mi. mais moment boobu noonu ñu nekk di mettre pression groupe des médias am na ay doomi réew mi yu ànd ak nguur ak ay doxandeem yoo xam ne bitim réew la ñu jógee mais du ñu fay impôt comme ni mu waree. xam nga Bougane moom mi ngi fay benn 2 milliards moo tax ñu nar a sacrifier ay centaines d'emplois. liggéeykat yoo xam ni seen yoon newul ci engagement politique bu Bougane te xaalis boobu noonu nee naa leen daañu leeral ni mu demee ak mafia bi nekk ci ginnaaw mais moment boobu noonu ay entreprises yu jógee bitim réew ay dealers yu ci mel ni Dominique Strauss-Kahn Tony Blair ñoo ngi def ay prestation de service fii ci réew mi tey rapports internationaux jàpp leen ndeke du ñu fay impôt ay délinquants fiscaux lañ dañ ci taxaw ak les rapports Pandora Papers yi wax ci ñoom boolewuñ ci groupe Canal. bi nga xam ne non seulement dañ leen di defal benn faveur bu jéggi dayoo ci wàllum impôt daañ ci taxaw pour wal leen ni caaxaan bi nekk ci biir réew mi rax ci dolli ñuy arnaquer suñu doomi réew ñoom waa Canal di sàcc seeni création mais kenn inquiété wu leen kenn bloqué wul seeni compte dañ leen yëkkati teg leen ca kaw te amaluñu benn njariñ mais bu dee ni benn Bougane la ñuy jaay ni dañuy respecter lu loi wax alors que loi boobu noonu norme fiscale yooyu noonu appliqué wuñ ko ci ñeneen ñoo xam ni mënuñu dut suñu baaraam ne lii la ñu jariñ suñu réew ñoo xam ni li ñu ameel Sénégal ay centaines de milliards la dañ ci taxaw ngir mën a comprendre def la comparaison ku xaalisu réew mi dong ñor li nga war a lijjanti d'abord mooy mais étrangères yooyu noonu nekk suñu réew te ñu en otage. léegi dañuy ñëw ci ni problème bi demee ndax gis nañ am ñu tàmbali wax naan Bougane booy opposé wu da nga war a sàmmonteeg lu yoon tëral. ñuy wax loolu dañ leen di comprendre parce que souvent duñ leen jox la bonne information li leen di xibaar mooy waa ji dafa lànk bañ a fay impôt déedéet demeewul noonu dañ leen di xamal ni des médias chaque année gannaaw bu ñu defee seen bilan comptable ba noppi ne lii la ñu gagné ci recette à travers ay publicité ak i événements lii la ñu dépensé lii mooy suñu bénéfice net dañuy dem service des impôts fay comme ni ko bépp bërëb liggéeyukaay di defee. ñuy fàttali aussi benn mbir. gannaaw Covid-19 bii nga xamante ni dafa touché mboolem secteur ci année 2020 jàpp 2021 bii Macky Sall dafa jël décision ne secteur du tourisme ak médias yi dañ leen di defal lu ñuy wooyee exonération fiscale maanaam impôt yi ñu war a fay dañ koy woyofal mais dafa am ay conditions faaw média bi dëppug fisc bi moo xam TVA yi jëm ci prestation yi muy def moo xam couverture événement mbaa publicité ba noppi mu wóor ñu ni ñoom ñi ngi verser seeni impôt ñeel salaire liggéeykat yi. gannaaw lii Bougane toogul rek ni ñoom dañ leen woyofal mbir yi duñu fay ba groupe bi defee bilan comptable am ba noppi ba xam li mu war a fay impôt dañoo dem verser ko ci keesu Sénégal ba ñu jébal ko moom Bougane lu ñuy wooyee CUDIS maanaam kayit bii firndeel ni entreprise sàngam fay na impôt am lii lu ñu bëggoon leeral la d'abord balaa ñuy xuus Bougane def na bilan comptable mbooleem entreprise yi des médias ëmb mi ngi en règle. léegi nag dafa am beneen mbir boo am ci wàllum payum impôt mooy boo fayee ba noppi bañ jébbal la kayit bi koy attesté teewul ay vérificateur service des impôts mën na ñëw ci sa entreprise demander mboolem prestation yi nga def ngir xool ba xam méngoo naak li nga déclaré bu dee ni dafa am njuumte ñu defal la ñuy wooyee redressement fiscal maanaam yow kat fay nga nguuru Sénégal par exemple 10 millions ci impôt ba ñu jébbal ab kayit waaye 15 millions nga waroon fay gannaaw bu ñu vérifié ba noppi. lii la ñuy wooyee redressement fiscal bi ay agent wu domaine ñëwee des médias def vérification ci lañ ni dañ koy defar redressement fiscal maanaam li mu versé woon dafa néew
amel na service des impôts 2 milliards 400 millions pour Sen TV lii moo jur coow li mais li ñuy leeral foofu mooy yoon may na Bougane mu contester def recours administratif saisir directeur des impôts et domaines lii yoonu Sénégal moo ko mayee bu saisiree ba noppi dossier bi mën naa yéeg ba ministre des finances gannaaw loolu dañ leen di may ñeenti weer moo xam impôts et domaines ak ministre des finances ngir ñu rendre seen décision bu dee ni nag ñoom dañoo génnee décision boo xamante ni arrangé wu la yow mi saisir ñu mayaat la ñaari weer ngir nga dem tribunal def lu ñu wooyee recours juridictionnel mais période yi yëpp moment bi ngay def recours moo xam service des impôts wala ministère des finances ba tribunal duñu appliquer gum benn sanction dañuy bàyyi ba ñu régler contentieux bi ba noppi buñ la defalee li ñuy woo redressement fiscal ne la kat li nga waroon fay dafa tuuti ameel nga nangam état bu Sénégal ci wàllum impôt am nga lu ëpp juróom benn weer ngir ñu régler mbir moomee lépp entre service des domaines ministère des finances ak tribunal juróom benn weer mais lan la ñu nemmeeku ci dossier Bougane bi ak des médias mooy précipitation yàkkamti ngir tëj ay compte bancaire groupe de presse bi mayuñu ko sax temps mu defaat contre expertise constituer dossier am pour déposer recours ñu daal di bind gaay yi mais faalewuñu leen tontuwuñu leen mois de juin 2021 bi ñu weesu lañ ko defar redressement fiscal ne ko ameel nga ñu 2 milliards 400 millions pour Sen TV juillet août septembre 3 mois après ñu tëj ay compte bancaire des médias te moo ti saisir nañ leen tontuwuñu mayuñu leen ñu def recours donc lii leneen moo nekk ci ginnaaw mais pas jéem a lewal xaalisu Sénégal boo xamante ni jàpp nañ ni ab sénégalais ab entrepreneur moo ko yoreel suñu réew. ñu bari nag boo waxee ñu ne lii yoonu politique naw ci Bougane administration la amal affaire ankay mbiru politique bi ngi ci biir est-ce que xam ngeen ni am na yu bari ñuy tëgg di ko jëmale ci ñi nga xamante ni dañu jàpp ni dañuy dal ci kaw Macky Sall mais bu ñu tëgg yooyu noonu au début Macky Sall du ko yëg xëy na après lu ko yëg moom na garaawul topp leen ko ba mu sës amaale ci occasion ngir éliminer benn acteur politique maanaam dafa am ñu wër Macky Sall pour bëgg lu ko neex comme moom ci ay fayantoo la nekk ak keekantoo ñu koy jéem a éliminer ñu jàpp ni dañuy contre politique am boo jëlee kaw Bougane bi par exemple benn inspecteur des impôts et domaines bu créé ab mouvement ngir jàppale Macky Sall moo jiite vérification yi pour bu sottee Macky Sall gërëmee ko beneen poste bu gën a duun moom xalaatul bu dee média daanoo ñaata employé ñoo nar a ñàkk seen liggéey xalaatul soutien de famille ya fa nekk di dàq seen wërsëg mais pour bëgg waaw góor ak ndombal tànk bu kawe tax mu nar a sacrifier ay njaboot lii nag Macky Sall moo ko war a bañ ndax moom dafa ni surtout ak Covid bi ñu génn dafay créer ay emploi léegi yow am nga ko créer entreprise même bu fekkoon ni dafa yoreel état bu Sénégal xaalis war nañu xool naka lañ koy négocier pas seulement pour moom mais pour sauver yeneen Sénégalais yi nga xam ne ñoo fa nekk di fa daan seen doole nii la ñu yoree réew kon ñiy wax naan lii daraay politique naw ci romb na loolu bu doon vérification bu neutre ñu ne waaw mais ab waay bu créé mouvement ngir nee na dafay jàppale Macky Sall moo ko initié ngir bëgg waaw góor bëgg ab neexal te li tax genre nit yooyu noonu yàpp ñu mooy récupérer xaalisu Sénégal taxu leen jóg ndax xam nga ne nañ Bougane dafa amil impôt 2 milliards 400 millions bu ñu jëlee Sen TV ba tax ñu bloqué ay compte groupe de presse bi ba père ak mère de famille yu bëree bëri naruñoo fayeeku mais ñun dañ leen di jox ay entreprises étrangères yoo xam ni ay milliards la ñu amel Sénégal te kenn inquiété wu leen pour wal leen ni ñun suñu dëkk bii du réew dañu làq ñi duma ñële. bi ci njëkk dossier la boo xam ni ñun dañ ko fi traité woon benn ba ñaari yoon ak ay preuve ak lépp muy groupe Batiplus bu famille Farès ñoo xam ni dañuy def chiffre d'affaires di jël xaalis bi di ko rawale ci ay bërëb yoo xamante ni kenn xamul fu mu doon boo demee ci neen réew loolu la ñuy woo évasion fiscale xaalis boo xamante ni état mënoon na ko contrôler mais dafay rëcc di dem moment boobu noonu ñu ko découvrir xaalis bi ñu rawalee gum tolloon na ci 4 milliards yu échappé état bu Sénégal échappé suñu service de contrôle gëstu wuñu yeneen milliards yi nga xamante ni jotoon nañ ko rawale at yu weesu ba dossier boobu noonu jibee ba waa FBI dugg ci parce que kenn ci ñoom groupe boobu dafa bokk ci cible américaine yi dossier bi état bu Sénégal daf ko suul ndànk parce que famille Farès dañoo am doole ci biir réew mi ba noppi Malick Sall mi nekk ministre bi ñu dénk wàllum yoon mooy seen avocat ñu daal di suul scandale boobu noonu lii ñaata milliards la ci Sénégal mënoon récupérer mais ne nañ garaawul bàyyi mu jàll.
groupe Canal non seulement amuñu agrément bi leen di permettre ñuy exercer suñu réew ñoom déjà ñi ngi dans l'illégalité mais nguuru Sénégal defal leen ay avantages fiscaux yoo xam ni benn entrepreneur sénégalais amu ko maanaam li ñu defal Canal biir Sénégal buñ la ko defaloon yow mii di setaan ci ñaari at nga nekk milliardaire groupe Canal bu gagné 5 milliards Sénégal 15 millions lay fay suñu réew comme impôt 5 à 10 milliards bu ko gagné 20 millions la ñuy fay bu defee chiffre d'affaires u 10 à 15 milliards 25 millions la ñuy versé bu dee ni nag 15 à 20 milliards la 30 millions la ñuy jox bu Canal nag gagné Sénégal plus de 20 milliards lu ëpp 20 milliards mun na dem ba 50 milliards ba 1000 milliards 35 millions cote le groupe Canal di versé suñu réew avantage fiscal buñ ko defal fii la suñu dëkk mais buñ ci yamul mu neex mais suñuy doomi réew dañuy créer seeni production yuy jar ay centaines de millions Canal Plus daal di koy sàcc gaje ci xaalis bu bëree bëri ba noppi yoonu Sénégal lànk ne duñ ko àtte mooy kaaw Mass Black Diamond bi ñu fi defoon vidéo lu yàggul. bërki démb ci rapportu Pandora Papers yi dañoo génnee ñaar fukki entreprises étrangères yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal te duñu fay impôt comme ni mu waree maanaam Sénégal léegi benn paradis fiscal la pour bande yi mën nga fee ñëw installé wu fi bu dee ni étranger nga waxuma nag doomi réew mi fii doomi réew mi doxandeem la boo dee tubaab ñëw Sénégal dañ lay yombal nga installé wu fi ndànk di def blanchiment d'argent di ko lewal di yóbbu ci yeneen dëkk te benn inspecteur des impôts ñemewul ñëw naan dafay vérifier say chiffre comptable boo fa ñëwee naan da ngay vérifier président la ñuy woo sa kanam ndax ñoom président mooy seen interlocuteur amul lu ñuy wax ak ay contrôleur des impôts lii moo am Sénégal te kenn du ko wax. Dominique Strauss-Kahn moo ci mujj rapportu Pandora Papers yi dafa fësal ni waa ji defal na benn prestation de service Macky Sall ñu fay ko 622 millions ci suñu koppar lu jóge ci xaalisu Sénégal waa ji boobu lépp dem yóbbu te dërëm versé wu ko suñuy impôt keneen ki rapport yi épinglé boole ko ci délinquants fiscaux yi mooy Tony Blair moom yaakaar naa kenn dootu ko présenté waa ji bañ na ko ba dafa créé fii ci Sénégal benn cabinet bu ñu naan Tony Blair Institute for Global Change Macky di génn ci xaalisu Sénégal lu baree bari di ko fay ak yeneen réewu Afrique yi nga xam ni nee nañ daf leen di conseiller moom ci délinquants fiscaux yi lañ ko boole ñoo xam ni fay impôt ak dee la ñu yamale. ñii ñu leen limal nii yëpp ci ay milliards du Sénégal la ñu tëdd buñ ko xayma woon ay centaines de milliards la ci wàllum impôt xaalis bii réglé woon na lu baree bari ci xëyu ndaw yi créé woon ay hôpitaux dakkal abri provisoire yi néegu ñaxi xale yi di jàngee xeex ñàkk ci suñu réew mais société yooyu noonu doo mës a dégg ñu ne la defal nañ leen redressement fiscal ndax ñu bari ci ñoom dañ dul sax fay impôt bañ leen di defal redressement ñoom président mooy seen interlocuteur direct duñu wax ak inspecteur des impôts donc doon nañ xaar ñi bokk ci nguur gi tey wax naan na Bougane Faye 2 milliards 400 millions yi te noppi ñooñu fournir même effort yi ci ñi nga xamante ni ay centaines de milliards la ñu ameel Sénégal doo leen mës a dégg parce que am na ci ñoo xamante ni gis seen moroomu sénégalais ak loo ko mënti waxal ñefe ba fondé benn mbir kooku daanu ba nërmeelu ñu matt seen tuñ ne ñaw xamoon nañ ko ci loolu la ñuy amee lu leen neex ñun nag sénégalais yi ñooy xool bu dee ni dañ ne diw dafa ameel Sénégal 2 milliards 400 millions te mooñ ko sax temps mu def recours ñu daldi ci profité bloqué ay comptam nar a sacrifier ay centaines d'emplois te ñëpp di ay sénégalais ñu wëlbatiku gis ñeneen ñoo xamante ni ñoom ay centaines de milliards la ñuy ameel Sénégal di ko rawale di yóbbu bitim réew te dara inquiété wu leen man su fekkee logique lay demee sama xeex ci ñii laa koy concentré mais pas Bougane ndax ñii dañuy tibb di yóbbi seeni réew di rawale ci yeneen paradis fiscaux moom Bougane fii la nekk demul fenn même bu ameeloon bor état bu Sénégal sax xaalis boobu noonu ci ay sénégalais lay delluwaat léegi nag téeméeri emploi yooyu noonu di liggéey Sen TV Zik FM Tribune xam nañ seen sort bu lii continuer dootuñu fayeku te bu ñu fayekuwul mooy entreprise yi ci daanu la jëm bu ñu seetaanee nag ñun ñu sacrifier leen mooy réew mi am na problème bu rëy a rëy ndax ñi ñuy bayal bàyyi leen ñuy def lu leen neex ci biir réew mi buñ doon téeméer benn Bougane moo leen gën au moins moom am na lu mu créé léegi nag ñun ñooy xool ñun lii la ñu bëggoon leeral ci mbir yi ndax bëggoon nañ gëmloo sénégalais yi que ni waa ji dafa lànk bañ a fay impôt mais déedéet demeewul noonu mi ngi fay mais benn genre singili la te malheureusement wax nañ ko sànq mbir yi dafa dépassé Bougane
ñun lu ñu gën a ñor ci mbir mi mooy ay sénégalais ya fa nekk di daan seen doole ñu bëgg leen a sacrifier yàq seen liggéey lii dañ ne duñ ko noppi waale daañ ko dénoncé Sénégal yëpp xam ne mbir yi demee. kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.